ñun benn rajo lañ bu nekk fi Génération FM ñëwoon pour def benn émission mais xoolal ma cali bu ndaw bi dégg jàmm bu ndaw bi doo dal jàmm yow xool ko muy ree noo tudd waxal rek noo tudd kii ah waaye nee na kii la tudd mais Zé lañ bëggoon xam fu mu dëgg sama nijaay. fii la dëkk. mën nga maa gunge. waaw. nañ dem waaw Seega Baye man dégg jàmm bu ndaw bi ngeen mais fis naka waar xoolal fële xoolal kële xoolal kële. man damaa gëj a dawal pono sax barki alxuraan fa la dëkk sa waaye fu mu dëkk. fii. Zé mën naa woy. waaw. loo xam ci ay woyam. man fatee naa ko de. waaye ay waxam sax moo neex kii di mel ni man mii day tere ne fii la dëkk ah. maa la gën a xam kër gi damay sël la rek gaañu dem ba ay Seega ayca Génération FM à l'instant ñu ngi fii nga xamante ni foofu la Big Zé dëgg bokk ci élément Daxañ Mbedd bi nga xamante ni tey jii mën nañ ne muy kuréel bi nga xamante ni kenn umpalewul lu muy def jamono ji ñuy waaj lu ngande li nga xamante ni Casamance Sénégal boobu waa bokk ci li gën a fën comme j'ai l'habitude de le dire bokk ci li gën a tendance gën a xew moo xam ci si game local national ba ci international loolu lañ def dugg dem xool yi Big Zé dafa mel ni ci toggantu bi lañ nekk nii de ñu ngi ci waañ wi de ayca salaamaaleykum na ngeen def sama gaañi salaamaaleykum waaw téye leen loolu waay gaa dañuy nuyoo rek de gaa dama leen a bett gaa dama leen a bett yow est-ce que waaw lii lañ leen di teeroo njarum soow la wala lu mu doon alors loolu lii de njarum soow la waaw bii dama yaakaar ne supp ginaar la waaw noo ko xalaatee rek kon njarum soow la supp ginaar la jëlal loolu yow est-ce que sunu amee ay gan xanaa dañ leen di teeroo waaw ñu nuyoo sax moom ñu nuyoo ngeen dal jàmm oui waaw comme ni ñu ko waxee woon yéen a ngi gis tey ji bett nañ ko fi mu toll nii parce que dafa tombé li nga xamante ni moom la gars yi di waral dootuñu leen ko présenté comme ni leen xamee Daxañ Mbedd Macro bokk de ci legendary crew yi nga xamante ni fii ci South boo fi ñuy wax hip hop di nga leen wax ku ci mel ni Big Zé ma nëgg moom lañ ci fekk tey yéen a ngi gis nii waañ wee ngi nii kon gars yi amuñu toogaay foo leen fekk ñu ngi ci job ñu ngi ci waar wi tey ñu fekk koog ki nga xamante ni aussi tamit mi ngi fii ñu xamee ko bu baax a baax ci Daxañ Mbedd ñu nekk ci waar wi bu baax a baax umpale wu leen ni le 23 s'annonce su ma juumul kon gars yi nañ ci ko waajal bu baax a baax tey moo waral suñuy tànk fii ñun dañuy bette rek yéen a ma gën a xam yow Dope Boy Big Zé looy nuyu gars yi waaw di nuyu waa génération yëpp waaw mais d'abord di nuyu sunu génération aussi te dina gars yi léeg-léeg sax ngeen yëglu numéro téléphone yaa ngi fi woote leen waaw léeg-léeg sax ñu xaw ko defee noonu waaw non booy di ñëw rek su ko defee sax ñu mën a pare ataaya ak ñoomin seen quoi ak gerte xam nga ci jamonoy gerte la ñu nekk dañ ko war a mën a taxawal bu baax a baax a baax moo waral tey ñu ne non yàggatul ay fan yu néew dañu am Daxañ Mbedd encore ci comeback bu dóob am lu bëri lu muy wàcc Zé dañuy tàmbal li nga xamante ni tey ji mooy sunuy tànk fii tey ji mooy xam ci li ngeen nekk gars yi doon xaar bu baax after dictature yi nga xamante ni tey ji moo waralaat seen comeback bu ngande boobu noonu Zé tamit ñu gëjoon ko gis mu nekkoon outside Sénégal tey ji ñëwaat bi ñu ñëwee nag gars yi waaj lu bëri di waaj lu ngande li nga xamante ni si nga sor namoon nañ ko boo fi déggee live benn tey ji ñoom yaakaar naa ne tey ji c'est les initiateurs fii ci côté hip hop bi nga xamante dañ koy pérenniser à chaque année ren ñu namoon leen trop ci concert ñu ñëwaat joxaat ñu loolu kon moo waraloon suñuy tànk tey Zé lu ñu def dañu daj jotaay bi xool li nekk ci waañ wi non comme waañ wi laay fekk damay xool lu nekk ci waañ wi damay xool lu nekk ci waañ wi voilà jox ma benn affaire ma xool lii benn bagage la rek benn bagage bu ñu tuddee we are around ñu ngi fi quoi waaw loolu lay wone rek léegi ñu déglu ko xool aca bismillah waaw yooyu daaj déglu aca bismillah ñu daaj déglu loolu noonu Yes, I'm around. DM won't get fit, nigga. Yes, I'm around. Jump out like Tagalini. Give me not a song. DM slowly walk around. Yes, I'm around, nigga. Jump out like Tagalini. Yes, I'm around. Feel ko ci sama sound, Nekk nigga. ci man nga koy feel gëm naa ne déggal la li nga déggal ci man dégg ci yow ma tax ma bëgg naa la fekk ci samay sound fa mu di ne ci ground yeah all around the world jox la daaju biir baat nga fil ne ñoo ngi sa wet ñoo ngi franku lay say xeeb ñun duñ la bàyyi nga wee what you wanna know you will ever know man génnuma la respect my brother Tiggy Lass la quoi na ko gars yi xamee bu baax a baax Lass Tiggy i sonom doon ki nga xamante ni aussi tamit jaayante na lu bëri ci game bi di représenter lu bëri ci hip hop from South bi may wax à chaque fois muy South flavor bi jës lii mi ngi soog a yegg si parce que gars yi instant bi amuñu tànku ginnaaw amuñu
temps bu nuy wees gaa ngi ci liggéey bu méttee DM ñu ngi wàcc show loolu ngeen ci xam mais am na lu bëri loo xam ñu ngi koy wàcc dinañ ko porox ndoolu ci biir émission bi du yàgg dara laas dañ koy dalal vite fait ñu yëpp benn la en fait ci li ngeen ñu fekk ni studio ba fii benn home studio bi ñu yor fi bi ñu tuddee sax DM Corner quoi man waaw ça veut dire xam nga ñun mën nañu nekk DM side studio bi resté DM Corner ba tey benn la quoi voilà nga fekk ma fi ma nekkoon fi ak suñu secrétaire général doon ko woon quelques bagages voilà juste ngeen bett comme doo leen woote nag ataaya amagul de xaw ma nag nu ñuy def ataaya bi waaw non mais damay bañ nga ñibbi dama la bëggoon jox li waa coolul waa coolul amul benn problème léegi bu ñu noppee rek après ma tegal la ceen amul benn problème waaw di nuyuwaat xam nga àdduna yëpp di nuyu waa Sénégal Afrique surtout Casamance Ziguinchor bi ñu nekk di nuyu aussi waa Kandé parce que ñoom la ñuy ndamoo ñoom it ñun la ñuy ndamoo quoi parce que bu dara dul dara xam nga nit ki sa koñ nga am waaw sa fief te tey gis nga fi ñu fekk bañ nañ ko ba studio bi toxaluñ ko fii dañ ko andiwaat koñ ba di waaj nag di ko yéegalaat ci kaw parce que fii xajatuñ fi xam nga daaray mbedd ab daara la bi nga xamante ne c'est voilà jeex na mu ngi noonu nag looloo waral xam nga rek lii juste pour voilà pré-prise yi ñuy def ci album bi ñu defee ko fi suñu amee aussi ay propos yi ñu am ñu defee ko fi parce que amaana studio bi feene mun nga fa nekk dina guddi yenn guddi yi xam nga après wàcc bi tayal bi xam nga pour ñibbiseeg yooyu ab lala ngi fi voilà fii moom boo sonnee rek da nga voilà lëlu après muy loolu yaa ma gën a xam donc loolu quoi loolu moo fi andi studio bi man may Real Big Zé aka Masseydou alias Mr Barry di membre daaray mbedd di ab ndaw quoi ci biir crew bi quoi parce que man maa ci gën a ndaw waaw parce que nag su ma waxee loolu moom mooy man maay ki ñuy yónni quoi ab yónnent rek laa quoi aussi di beatmaker biir daaray mbedd di voilà technicien di def ay prise de voix mix et mastering et tout voilà depuis 2005 nag waaw kookoy Masseydou quoi waaw kookoy Masseydou pour ñi ko xamuloo jaageen jëf daaray mbedd moom mooy groupe buy teewal Sénégal fépp nag worldwide parce que voilà demal voilà tour boobu noonu demal na fi fu ne Sénégal quoi surtout nag suñu région daaray mbedd mu ngi juddu depuis 2005 ñu ngi ko fondé ci benn école bu tudd CM Kandé mu nekkoon nag 13 éléments ak voilà mu bëri woon. ok waaw salaamaaleykum déjà yéen waa génération maa ngi di bëggee bu baax a baax voilà di bëggee seen i téléspectateurs ak seen i auditeurs xam nga parce que da ngeen di émettre à travers rajo ak travers internet bi xam nga di leen jaajëfal par rapport ak entretien bi ngeen ñëw def nii man je m'appelle Lass Tigui voilà membre du crew Daaray Mbedd. voilà Lass Tigui kay nekkatuma staru underground léegi overlap parce que commencé naa lekk weccit quoi comprendre nga waaw ënd boo si nekkee moom pënd moo la nar a rey xam nga léegi nag ñun pour ñu jógee si pënd mi foog ñu nekk over comme ni mu la ko waxee benn crew la bi nga xam ne mu ngi fondé wu si benn school bu tudd CM Kandé xam nga ñu nekkoon voilà au nombre de 12 MC yi nga xam ne ñoom ñoo doon jàpp mic ça a été tellement difficile voilà mais vu ñuy dem ñi di màgg ñi nekk ay responsable xam nga ñi ay sas dab leen ñu nekk si yeneen mais ba tey teewul soo leen gisul tamit déggoo leen ñu ngi koy wax si sound yi sax soo leen gisul déggoo leen ñu ngi participer par rapport ak seen doole poos xam nga par rapport ak seen waa moralement xam nga et puis loolu aussi c'est à saluer parce que ñooñu c'est des frères de sang yi nga xam ne hip hop moom moo ñu liyee tey suñu famille ñu ngi demalante tey ñun ñu ngi déggante ak seen i parents comme ñoom ñu ngi déggante ak suñuy parents xam nga pour woon la ne amul benn animosité suñu biir voilà same family la for real quoi. benn bagage la rek bu ñu dab quoi benn affaire bu ñu dab la rek am nga daaray mbedd moom comme li ne ci daara bi moom voilà jeex na mbedd mee yaatu rek li nga waaw bàyyi ñu jox la lii sometimes jeex sometimes I feel myself in heaven
Sometimes we feel ourselves in heaven, yeah. Sometimes yeewu suba sa mu julli sangu xeeñ lu neex dal di kakal kafe saab diw ci pain bi ndambe teg di kasaab mbaa perdonde am ci peace am ci love moo ma gënal wóor ci ne sometime ma dugg Gambia fël bi saaw invite naa la gaal seen mbokk ñëwal ñu di soow xanaa gi soow dundu ñu leneen lu dul yaa salaam na maara ñu foow ak foo munti jógee boo guddee ding fi jaar fa naan xel di njar ma naan ndax moo di suñu mbaaxu maam ya déggantaan mooy mbaax bu fi mam bay woo ak saa dëkku maam Bamba dëkku maam Limaamu maam Baay Ñas maam Maodo Malick Seex Suntu Baaji firndeel naa lakum diinikum waliyadin chrétien bi musulman bi ñoo bokk benn yàlla. Sometimes I feel myself in heaven, sometimes we feel ourselves in heaven, yeah. Sometimes feel free lay def but shine lay def sometime damay def step relevé de fii cause xam naa one day man mi damay jóg fii damay feel ni sound bi loo fa ma koy def loo bëri na ñu muy bég loo amoo ma wéy sama yoon ci ñu muy shine loo bàyyi ma wéy please ma bégee ñu may bég loo njukkal lay delloo man su may wéy gis nga am na ñu muy shine loo hey sometime I shine sometime loo fa ma koy def loo sometime yàlla def misaal nga feel ni life du naada àdduna di daara sometime nga def flashback dellu jaamu yàlla sometime nattu dal la rek yow jaam nga sometime man may aal ci ay sound man sometime may bég trop waaw sometime mooy loolu quoi mais gars yi siisu de seega xam nga loo ci xam non siisuñu sax nooto siisu yow problème nga yow barki alxuraan maa ngi dégg yaara sa najal bagage yi mën nga bàyyi ñu am ci ay jaru nopp nag mais amul problème na lemp ñu ngi jégalu sa cotontige yu bari parce que fa nettoyé noppam pour xaar lii nga may jaay parek mais amul problème mais aussi dañuy gis ni tamit c'est fort normal tey nga gis benn crew bi nga xamante ne am na maturité bu màgg parce que man je me posais la question parce que je l'ai dit hein DM prépare un album ça c'est clair DM day prépare album te li ngeen di def aussi tamit maanaam du liggéey bu yomb boo gisee ci musique moo gën a am investissement parce que li ngeen joué nii gars yi xam musique dëgg yàgg nañ ko dégg te aussi dafa laaj musicalité bu mat sëkk te loolu dafa laaj recherche musicale bu mat sëkk boo dégg recherche y a les moyens am na poche essayer comprendre am na tamit gëstu bu màgg am na xel mi nga xamante ni da nga ko ciy sëgg guddeeg bëccëg te loolu tamit dafa laaj maanaam màgg bu ñu koy wax du question say at bari tamit di wéeteeg si bopp lu bari di liggéey lu bari xel mi aussi tamit nga koy toogloo à chaque fois di def li nga xamante ni day nekk ci njortu jaam ñi ñu gis DM aussi tamit wuyuñ si loolu DM toog benn moment def recul nit ñi naan noo DM naka la sa gars yi ofu wala néeg nii tey ngeen ñëwaat defaat seen comeback bu wóor indi dictateur yi mais loolu dama koy denc parce que ci biti laa ciy waxee man loolu ci biti laa koy waxee ngeen ñëw tey ji di waat loolu noonu li ma dégg nii tamit doy ñu bari am musicalité bu mat sëkk léegi yéen loolu su ma leen koy laaj ak tey ji lan moo may DM loolu noonu ak temps bi ngeen jël su ngeen may tontu ak maturité boobu noonu lan moo waral loolu ngeen ñëw jéemu leen def ni gars yi ne damay génn ay mixé wala damay néeg ni ngeen ñëw ne ñun actuellement am na fu ñu toll dañuy génn album. waaw li nga am booy laaj loolu dañ ci sawar a tontu tu sais en fait da nga fi wax lu mat a bàyyi xel en fait da nga ne ay mag lañu vraiment ay mag lañu parce que waa tu vois donc doonatul affaire de xam nga ñëw def booy def li ñëpp di def dañ lay classé fi ñuy classé ñëpp quoi bu fekkee li ñëpp di def néew ma nag baaxul mais en fait mënuñu en fait ñun ñëpp di defandoo benn affaire d'ailleurs ñun ay Casacé lañu album bi di nga ci gis facettes yu bëree bëri néew ma kenn defu ko mais bëriwul kon parce que man boog dégguma ko am na ñeneen ñuy defee neneen mais ñun dañu ñëw defee ko daaray mbedd ma quoi te incha allah di ngeen gis yeneen facette waaw yow li nga dégg nii yow li la gaañ yomb na de ah ma ne yow li la gaañ yomb na de
waaw mais loolu la rek. xam nga nekk si biir man li ma amagum ma doy. waaw moom laa lay wax yow. ah non là c'est que non oui ma non oui ma comme day ñaan. non Zé non waxante lu leer. Zé dafay bañ a maye non man dinaa la may tuuti rek laa lay may mais xoolal premier couplet su ko dépassé rek refrain buy dugg rek ma am ah bëgg nga. Zé ay te jëlal non Zé yaa ngi joxe couleur quoi. waaw gis nga. ok kaase dëkku bañkat laay kalin si toowe fi dëkk be poy naat saa su suuf si tooye góor ñi dañuy béy jigéen ñi jëmbat lu nuy dundee am na itam cosaan laag na far jaar jaaru maam ok what's up teel ma ko laas damay am bien ok jënd gerte kan ma jaay fii jaay ma naa pot lan pot juróom laay jënd déggal ki na am pot fukki dërëm fii di Casamance nga am pot man juróom laay jënd jënduma fukki dërëm de kan mooy jaay fii ki na am pot fukki dërëm loolu foo ko mos a gis juróom laay jënd man jënduma fukki dërëm de pot juróom laay jënd juste comme ñu ngi nii ci biti ba tey yéen a ngi fii Kandé nga xamante ni mooy fi nga xamante ne la Daara Mbedd dëkk da ciy baax trop dañ ci baax trop ñu wane lu gars yi di dund seen saay yi fi nga xamante ni foofu lañ baaxoo waaw foofu lañ nekk di fa yeewoo guddeeg bëccëg laataa li nga xamante ne moom la ñuy génne di leen ko jox muy wër di dem ci environ bu nekk ngeen koy dégg di leen béggee gars yi kon ñu ngi nii fii nii lañ dëkkee ñun ay Sénégalais lañ comme ñëpp fi lañ dëkk Casamance fi lañ dëkk Kandé ñu ngi ni toog juste lii comme li ñu doon wax sànq Zé léegi li ñuy def mooy lan dañuy dugg ci li nga xamante ni comme ni ma ko waxee sànq mooy bu ñu jógee ci préparation album beeg yooyu yéen a ngi duggaat moom bi ngeen di def retour laata le 23 bi ngeen xam ne yéen a ngi koy waaj laata album bi nga xam ne yéen a ngi koy waaj da ngeen indi dictature yi ci dictature yi boobu noonu boo déggee ngeen indi ci lu garaaw ma bëggoon tey ngeen présenté ma li nga xamante ne wala ngeen wax ma manière bi ngeen toggee loolu nga xamante ni mooy dictature yi parce que très hip hop doo indi dict indi art indi rue ñëw ngeen émission expliqué li nga xamante ni noonu la demee des artistes yi nga xamante ni ñu ngi leen dicté li ñuy def te aussi tamit pour bañ a àbb seen làmmiñ diem bi ñuy soog a commencé laas junjoon na ko sànq indi nañ fi live band àbb nañ fi yeneen style boole ko hip hop bi def ci lu garaaw def ay recherche musicale tey ñu koy gis hip hop bi tey lu ñu bëri doon dingaan ñu indi dictature yi pour wax ak ñooñu noonu léegi laas li ma lay laaj mooy lan dictature yi boobu pour bañ nga yëg sama gerte gi de dictature yi googu noonu loo ma ci wax par rapport ak li nga xam ne yéen a ko doon def di ci dégg ay retour yu amul fenn. loolu ndam la mais ndamu hip hop la quoi en général parce que souvent gars yi ils ont tendance à déconner à bañ benn affaire bi nga xam ne ñoom sax xamuñu lu ñuy bañ quoi souvent bëri na nag si hip hop Galsen bi loolu moom moo tax man j'ai beaucoup de respect pour Fata sérieusement parce que tey chemin boobu noonu booy wax hip hop Sénégal bokk na si ñu njëkk génnee loolu noonu quoi ñëpp dingat ko ba ay frère rappeur dingat ko mais tey frère rappeur yi ko doon dingat noonu yëpp booy xool tey ñoom wéy boobu lañ nekk quoi si wéy boobu lañ nekk moom mooy tey voilà moom dafa teel a nand tey aspect entertainment bi xam nga ñun Sénégal malheureusement pour nous aspect guerrier lañ doon focus moom mooy like style rapadio ñëw déconné kaas xam nga te dañ doon fàtte ni dañu war a am soxna dañu war a am ay njaboot dañu war a les grands yooyu dañ dem ba màgg ba fondé famille ñu sib ni voilà hip hop bi pour mu fay leen il faut que ñu defee ko neneen quoi te moom defoon na loolu bu yàgg ñun nag on suit à jàng si loolu noonu yëpp et puis lu ñu may expérience boobu moom mooy grand yi ñu fréquenté musicalement parlant xam nga ñu jàng si grand yooyu bu baax a baax ñu ne nag ñun suñu ñëwee il faut pas ñu commettre même erreur bi il faut pas ñu commettre même erreur bi il faut ñu xool ñun benn touche bi nga xam ne dañ koy indi bi nga xam ne ñun ñoo ko moom quoi moom mooy sampler li ñu bëgg a sampler moom mooy freedom bi nga xam ne moom mooy nekk suñuy sound parce que tamit musicalement parlant artiste boo nekkee artiste il faut nga am liberté déjà si say œuvre liberté si def li nga bëgg a def ak nan nga ko bëgg a defee quoi yàlla wërsëgal ñu tey affaire yi bëri bi nga xam ne dañ koy décider brusquement dafay ñëw naturellement nii comprendre nga. comme naturellement waaw comme booy bi nu muy def nii waaw comme naturellement nii xam nga dafay ñëw naturellement donc du coup bu ñuy taxaw ni naan ñun dootuñu jouer playback lu ñu dab la sur scène bi xam nga man moom dama dëgër bopp lu ñu dab sur scène bi la ñëw nekk si ay jazz rek non bàyyi ko
nekk si ay jazz rek xam nga voilà wax ni ñun dootuñu jouer playback live la ñuy jouer 100%. keroog rek maa ngi si def benn émission ba gaañ bi naan ma yéen ngeen ne du ngeen jouer ti playback ngeen ñëw xaw ma ban concert ngeen di ma ne ko non génneel ma archive parce que léegi nit ki fenatul quoi comprendre nga donc soo ma voilà ma ne ko léegi soo ma génneelee archive rek damay nangu ne ñun ñoo waxoon waxet comprendre nga mais mu ne ma non aw ma archive ne expliqué ay détails ma ne ko non kon li ngay wax du lu taxaw quoi comprendre nga mu ne ma si maa ngi jégalu après ma woon pour woon ko rek que ni ñun dañu rester constant en nous-mêmes amul fenn fi nga xam dañ fay dem ñu dindi ñun lu ñu wax quoi te si aspect live boobu noonu tey la ñu ñëpp fekk si ba barkaat démb respect à nos frères Hakou Side xam nga bu ñuy mujj prester alliance première partie kan la woon joué rappelle-moi Awadi première partie Awadi voilà dañu joué live band bu ñu wàccee je suis Tumse ma ne ko booy fis man su ngeen joué te concert budul live band man du ma ñëw seetaan parce que loolu moom mooy musique buy dund quoi et puis dafa nice woon de telle sorte que ni j'étais tellement excité bi ma nekkee ci public bi dama kontaan ba bu ñu wàccee foogoon ma wax leen loolu noonu quoi comprendre nga ñu am relève boobu noonu te tey Hakou Side icône la ci hip hop bi fii ni Sénégal quoi ñoom ñu bokk ci ay grands yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu musicalement ci musique kon tey ñun suñu ñëwee ba teg benn affaire ñoom ñu topp ci affaire boobu noonu rek kon ñun ci lu ñu nekk dëgg la comprendre nga léegi nag loolu laay ñaax voilà mais loolu laay ñaax à tous nos frères tey nañu am waxuma ñu topp ñun lu ñuy def mais nañu am vision ci li nga xam ne musique bi foo la jëm suba ñu gëstu bàyyi xel ci loolu commencé ko def dès maintenant parce que boo demee fee daf lay gën a yombalal sa liggéey pour man quoi voilà looloo fa am sinon boo demee foofu débutant ngay nekk quoi pour man nga débuter ko fii moom moo gën nga dem ba foofu di ko débuter quoi. live bi fépp foo dem ci àdduna ñi bëgg a sax ci musique moom la ñuy def parce que moom mooy mujj parce que am na benn paa bu fi nekk ñu ngi koy nuyu de passage Père Samuel guitariste bu mag la fii Ziguinchor joué na fi pratiquement gars yu bëri et benn jour ñun bokkoon benn festival boobu nag ay 2008 laa lay wax ni affaire bu yàgg paa bi ne je dis non au rappeur ma ne ko pourquoi ça mu ne ma parce que yéen doo leen ay kenn du joué ci instrument ci yéen ngeen taxaw fii ne yéen ay musiciens ngeen c'est quoi la musique ma ne ko mais li ñuy def nii beat ak basse mu ne ma beat yi yow mun nga toog sa kër nga orchestré ko voilà et puis loolu la booy nekk di def actuellement mais ñun boo xoolee même ci sunuy son actuellement bi ñu comprendre loolu dafa am li nga xam ne dañ koy bañ ñëw rek def ni ko gars yëpp di defee ñëw c'est vrai que beat making bi maa ngi ci depuis 2005 bi ma ci nekkee aussi ma ko doon defee comme ni ko ñëpp doon defee utiliser banque Riseni soit di utiliser banque Fruity Loops yi wala di utiliser whatever leneen ak leneen ma ne bon sooy def loolu tamit dafa mel ni li la gars yi doon bañal ba tey loolu ngay def léegi da ngay wuti ay instrumentiste boo fiilee benn guitariste mu ñëw mu jouer la man damay jouer guitare damay jouer keyboard tuuti aayuma comme gars yi mais léegi da ngay wëri ki ko mokkal mu ñëw mu defal la loolu noonu live la enregistrement live la comme nag amuñu studio buy enregistrer batterie ak loolu noonu yëpp léegi batterie bi mun nañ ko programmer ci logiciel bi mais le reste yëpp live lañ koy def. rakk ji moo la ne. bàyyi rakk ci waaw tu vois donc looloo tax xam nga ñun ñu des toujours ci live ginnaaw xam nañ ne fa la ñuy mujjee te ndax ci musique bi la ñu waaw ci la ñu nekk quoi boo xamee ne fa ngay mujjee nag faaw nga njëkkee ko moo tax ñun ñu teel a comprendre ne que live bii ñuy def nii suñu ko deful léegi bu yàggee ci la ñuy voilà bu boobaa nag day fekk mu wees quoi parce que da ngay gis ay ponkal dañuy daje ak ay ponkal li ñuy def nii da leen di jaaxal parce que nag voyage yi ñu def man ci laa gis ne xam ne carrément ñun waratuñu xeeb li ñuy def daaray mbedd li mu am dafa rëy waa léegi dañ koy mooñaale benn yoon sax parce que par rapport ak voyage bi waaw tey gis nañ ni voyage nga aussi tamit joué nga maanaam du voyage boo xamante ni comme ni ma koy waxee voyage boo xam ne c'est hors musique wala c'est hors parce que une fois au voyage on a vu daaray mbedd la ñuy wax ba tey rek gis nañ ni joué nga ci ay plateau jot nga collaborer ak ay musiciens yu bëri tey voyage boobu lan ngañ ci mën a wax yow par rapport ak ñi nga xamante ne xamuñu woon voyage ñu demee oh yeah expérience bu mag a mag parce que expérience bi maanaam voyage bi lu mu ñu jural mooy lu ñu manqué woon ci musique yëpp dafa mel ni voyage bi daf ñu ko mattali à 98% parce que nag aussi voyage bi am na liñ fa jàngee mais am na liñ fa jàngale parce que man bi may dem dama dem esprit sénégalais dama dem en tant que africain en tant que sénégalais en tant que Casaçais mais bi ma yeggee aussi loolu laa yóbbu
bi ma ko yóbboo aussi am na ñu mu impressionné bu baax a baax ndax dama doon wàcc ay scène sax léeg-léeg gars yi di ma topp fan nga dëkk may leen Sénégal Sénégal am na lu mel ni may leen man maa ci gën a ndaw et puis ci groupe laa nekk ci ab daara laa nekk mooy daaray mbedd c'est quoi daaray mbedd ma expliquer la et daaray mbedd boobu noonu da doon jaaxal ñu bëri boo ne école de l'art yi rek dañu ne mais attends dañuy samp ay classe may leen non parce que li ngeen di jàng ci man nii rek parce que man damay def ay instruments corporels comme ay saxophone ak yeneen affaires yi you see loolu laa ko ma ne ko fi ñu daje nii nga bëgg a jàng benn affaire ci man en fait loolu moom mooy définir daaray mbedd bi parce que li ngay jàng nii ci mbedd mi nga bëgg ma jàngalee la ko et voilà c'est ça noonu la ñuy jàngalee noonu la ñuy jàngee ma ne ko ñun ay professeurs lañu mais aussi ay élèves lañu donc loolu la rek voyage bi yeeg waaw jàngal nañu lu bëri waaye voilà jàngale nañ aussi lu bëri quoi waaw bi ñu demee nag dañu dem rooti par rapport ak ñoom nu ñuy musiquer ñu yóbbul leen ñun nu ñuy musiquer mais nag aussi dañu ñëw aussi fii Ziguinchor xam nga fii lu fi ne du jeex li fi ne du jeex de sànq laas wax na ko fii am na balantay sax bon ñu ngi waaj a voilà balantay yaa ngi fii ak seen balafon yi ak xam nga musique yu riche la ñuy def nga ñëw fii ci pël yi nga ñëw ci njaago yi mankaañ yi xam nga donc musique yooyu noonu man gis naa ci tubaab boo xam ne Canada la jóge ñëw ba fii nii ñuy joob ak moom la groupe daaray mbedd you see mu ñëw fii mu ne li mu bëgg mooy dafa bëgg ñun ñu koy woon naka la ñuy sampler et counting mooy instrument joolaa boobu mu ngi noonu di ko dugal ci musique am léegi pourquoi pas ñun léegi nag ñun loolu la ñu comprendre moo tax album bi di nga ki gis facettes yu bëri bu neexee yàlla directement sur le vif du sujet mooy li nga xamante ne mooy le 23 décembre ñu xamee ko ci daaray mbedd tamit ñëpp ne woon bàyyi ngeen ko loolu ñëpp waxoon ne diyam de waaye gars yi duñ teg dara groupe bii nii booy xoolal diyam day waaye duñ teg dara daaray mbedd amatul yàgg nañ ko dégg xam nga lan moo tax ñoom ñu gis ne dañu bàyyi daaray mbedd da di groupe bi nga xam ne c'est national mais nag dafa am région bi nga xamante ne si tey bu daaray mbedd ak i fansam soxla woon région bi soxla kon région bi la ñuy jox parce que région bi moom moo ëmb xaat ko moo ëmb bidoo mat ak ñeneen maanaam région bi c'est régional quoi mu am ñaari at yoo xam ne ñun dañu représenter suñu région au niveau des fes nag foofu laa bëggoon a ñëw mu ngi noonu nag donc nit ñi wax amatul defatuñu c'est parce que comprendre ñu bu ñu demee nag macha allah ñu jàng fa lu bëri jëlee fa ndam ba jël fa grand prix bi ñibbisi ak moom li kenn musul def Ziguinchor musul am grand prix bi mais daaray mbedd dem na première année mu andi deuxième position première année bi je veux dire deuxième année bi bu ñu demee dañu andi prix Douta Seck bi mooy grand prix bi. laas man leen laa lay ñaan pour lan loolu noonu nga xamante ni tey yëpp ay exploit la loolu nga xamante def ngeen ko awut sax mais pour lan tey jii man town bii dama koy wax jàmm ni ndawamuñu loolu du benn média bu ko wax du kenn ku fi taxaw tey jii wane loolu noonu yow pour yow lan ma waral loolu noonu bandi. loolu dama si sa war a tontu bon lu tax may tontu si loolu moom mooy damay wax ni Baye Niass sénégalais la mais nu mu mel Nigéria melu ko Sénégal. waaw dama Nigéria xool. problème Sénégal nag loolu la exactement problème Sénégal moom mooy da ngay nekk di live ak ñoom mais du ñu xam yow sa valeur mais outsider yi respect bu ñuy am si yow ñoom duñ ko am si yow léegi kañ la ñuy am loolu kañ la ñuy xam loolu kañ la ñuy wax sa jaar-jaar kañ lañ lay tagg mooy bés boo fi nekkatul bés boo existé tul comprendre nga moo tax maa ngay wax si benn sens ak ay dëgg mais loolu mooy dëgg paa bi def na lu ne mais tamit alhamdulilah parce que alhamdulilah parce que xam nga en fait buñ koy def ñun dañ koy def par amour aussi xam nga defuñu ko pour benn média tagguñu wala kenn parce que tamit bu ñu la taggee rek am na benn charge bu ñu lay yokkal quoi benn poids bi ñuy yokk si yow quoi comprendre nga te ñun franchement comme li ma la ko waxee rek dañ nekk si benn liggéey bi nga xam ne undergroundement la pour l'instant bés bu explosé nag là si la ñuy wàccoo ñun ak Sénégal quoi mais wàccooguñu ak Sénégal tant que ñun explosé guñu si àdduna bi wallahi lazim ñu ngi teewal Casamance bëgg nañu génn teewal Sénégal génn teewal Afrique de l'Ouest one day loolu moom mooy suñu vision ba pare di dem di ñëw di indi ndam loolu moom mooy suñu vision mais gars yi nañu bañ a wax def nañu bañ a wax jàngal nañu bañ a wax génnee nañu bañ a leneen li moom mooy lu ñu am ñun moom mooy lu ma gën a neex si daaray mbedd moom mooy self control
donc gars yi duñu dégg ci ay buzz. non doxuñu si buzz parce que ku fi tàq ku ne si buzz da ngay fay. dafa nga war a commencé di buzz nag. non bàyyi ñu bañ a buzz. personne bi nga xamante ne des fois nga cox tuuti buzz sax xam affaire demee na. waaw non gars yi ñoo ma si en fait gars yi ñoo ma si jégalu gars yi ñoo ma si dugal. tam ñu ne laas moom gars yi laas waaw laas baa ne la quoi. waaw man moom dañ en fait man dañ may jëwee lu nekk nag quoi man. mais concert ba yàlla xam na loolu concert ba concert lañ may gis ba pare concert ba concert loolu ma si jaaxal si lañ may jox ay tur yi nga xam ne man sax du ma comprendre sérieusement tem ñu ne ma non jaay përeg la jaay taar la jaay nangam la xam nga mais lépp dañ koy encaissé ñun moom voilà lu ñu waay teg ñu dundee ko quoi ñun moom noonu la ñu mel parce que ay taalibe lañ ba nga xam ni tey mën nañ dund ak ku ne quoi mën nañ dund ak coow guuxuñu parce que dañ juddu rek coow toppuñu comprendre nga mais alhamdulilah li ma lay wax rek moom mooy tey ñëpp waxoon nañ yaa ngi koy wax sa début wax ñëpp waxoon nañ ni Daara Mbédé existé tul parce que tegatuñu 23 xam nga Sénégal ñoom tey rek lañ xam de ñoom tey rek la ñu xam quoi comprendre nga léegi nag ñun on est resté constant ne voilà bàyyi ñu liggéey ba mu pare ba ñu bëgg a gars yi ñam lu ñuy ñam ñu génneewaat indiwaat 23 décembre teg ko léegi concert bi nekkatul sax concert hip hop sérieusement quoi nekkatul concert pour rappeurs yi honnêtement parce que boo ñëwee le 23 foog naa ni public bi nga fay fekk dina la firndeel dina la confirmer loolu quoi dina la wane ni public bii nii nekkatul public hip hop parce que hip hop Sénégal dama lay wax rek bu ñu waxantee yàlla bu ñu waxalee yàlla hip hop Sénégal si dee la jëm parce que tey non mais hip hop Sénégal si dee la jëm boo yaa ngi dégg gars yi di saagante ndey live free xam nga voilà di saagante nday live te voilà public bu jigéen bi dafa absenté woon ci seen yi ñu doon jooy loolu noonu public boobu ñëwaat gars yi déclenché waat seen affaire bandi yooyu noonu xam nga kan mooy bàyyi sa doom di dem seetaan ñu koy wala kan mooy dagg ticket di dem toog ñu lay saaga nday loolu kenn du ko def xam nga mais ñun on est resté constant waaw voilà non dëgg la xam nga lu ma lay wax nii dafa am hip hop bi fenn fu mu jëm moom moo tax lu ñuy wax rek moom mooy nañu xoolaat nañu bàyyit xel sunuy maam nañuy bàyyit xel ñu fi njëkk nañu bàyyit xel li nga xam ne perte nañ ko si hip hop bi tey xam nga lu muy jooy ba États-Unis mooy perte bu ñu perte Tupac ak Biggie te loolu guerre moom moo ko déclenché woon quoi te saagante yi aussi guerre lay déclenché waat est-ce que du indiwaat ay perte te perte woowu après si kaw hip hop bi lay këpp waat regret lay indi barkaati démb P.D.D mooy doon def anniversaire barki démb P.D.D moo doon fête 50 ans la P.D.D doon fête mais Jay-Z ak Kanye West fa lañ fekk fa lañ ñëw fa lañ juboowee sëgëm nag ñooñu international artistes yooyu noonu ñoom ñooy dem ba reconnaître ni si luñ nekk nii du lu arrangé hip hop bi mais pertement am na amul chance maa nëga amul chance léegi nag ñun sérieusement amuñu hard feeling ak qui que ce soit jotewuñu ak qui que ce soit sérieusement mais lu ñu bëgg a wax nit ki dañ lay wax faal nangam ak sangam noonu la ñu yàlla bindee quoi yàlla mu ñu si suturaal et puis di ñaan yàlla loolu continuer parce que dëggu nañ dëggu bi nga xam ne tey suñuy wax ak yow da ngay xam ni ñii ay doomu aadama yu véridique lañ quoi démb rek maa ngi wax ak benn copain parce que dama ko defoon benn affaire bu ko frustré ma ne ko sama waa ji man du ma fen man du ma waxantu du ma jàppantu damay jàpp wala ma bàyyi man ku ma xam loolu nga ma xamee quoi man doxuma si ay buzz wala doxuma si ay yaama waxoon non man mbedd mi tàggateewuñu noonu ñun mbedd mi daf ñu wax da ngay nekk real moo tax bu ñu nekk star stay real for life star da ngay xew keneen xewi ñun dañuy nekk real parce que real da nga koy nekk for life mbedd mi daf ñu wax nekk leen real for real moo tax ñu nekk ñun ay real nigga moo tax duñu dégg si yenn ay détails mais nag yàlla lum ñu may moom mooy ku ñu jéem a fay da ngay fay xaw ma ndax yaa ngi dégg li ma lay wax quoi ku ñu jéem a fay yow yaay fay kenn dootu la déggati kenn dootu la gisati da ngay gàddaay dem jóge fi te hip hop Ziguinchor Casamance dafa commencé ñàkk ay artistes xaw ma ndax yéen média yéen a ngi bàyyi xel si loolu bu baax nu mu doon demeetul noonu groupe yu bëri déggatoo leen wallaahi namm naa leen mbaw
namm naa bàcc mu leer namaat naa xel comme daar au complet namm naa bidoo mat namm naa gars yi bëri quoi sérieusement pour ne plus citer de nom ana gars yooyu noonu ani ñu suñu bàyyul xel suñu hip hop rek tey followers yi ñoom ñooy ñëw rap te bu boobaa ñoom duñu comprendre guerre lay indi parce que dañ lay bëggee tey suba ñu ñëw di partager ak yow seen voilà ñuy diirante mbagg ak yow boo gàttee xel ok guerre lay déclencher quoi noon ngeen di doon te loolu is doon bëgguma loolu quoi pour hip hop bi au niveau de la région moo tax dañuy ñaaxaat gars yi nañ bàyyi xel suñu concert bi show de fédération la pour fédérer waat hip hop bi gis gars yi nga xam ne gëj nga leen gis ñu woowaat leen wane ñu ñëpp ay frère lañu wane ñu tey ku xew la dañuy ñëw jàpp si wane ni hip hop bi bu demee si kanam ñun ñëpp la demal si kanam bu taxawee pertement bi pour ñun ñëpp la quoi mais tey alhamdulilah gars yi mature nañu comprendre nañu gis nañu nekkatul guerre parce que amul koom bi nga xam ne moom mooy tax ngay déclencher ay guerre ak say morom quoi tey gaa ngi dembalante gaa ngi déggante xamal ma la wax nii gaa ngi partagé ay affaires yu bëri xamal ma la wax nii undercover di waxaat gars yi nañ ñëw le 23 alliance incha allah à partir de 21h heure tubaab li nga xam ne gëj ngeen ko gis 3 ans si daaray mbedd ñu jox leen lu gën a kawe loolu tey dañuy keroog dañ doon boucler répétition yi ma sonnoon quoi parce que nii si ay nelaw laa jóge ma sonnoon quoi guitariste bi doon ma tooñ ne ma nii mais yow what's going on la mooy si problème ma ne ko non man xam nga ni man du ma jouru entraînement quoi man jouru match la xam nga jaay pereg la bayal booy bi ngay giree waay comprendre nga ma ne ko man du ma jouru entraînement quoi man jouru match la te ñëpp xam na ni man jouru match la quoi comprendre nga na gars yi ñëw wax dëgg neex yàlla ay clé yi nga xam ne voilà yu bees taax la ñuy daaji daaji li nga xam ne moom la indi suñu kaawmaan bi daaji li nga xam ne moom la indi kaaw ba comprendre nga ñu def spectacle bu nice comme ni ko Maawo di waxee xam nga bégal suñuy frère gars yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk nelaw ñoom ñooy dox lépp ñoom ñooy suñuy bët ñooy suñuy tànk bégal leen bégal suñuy am di jàmm xam nga bégal suñu waa dëkk bégal suñu fans yi nga xam ne gëj nañoo dégg gëj nañoo gis quoi sérieusement di leen siyaar xam nga génération FM suñu génération xam nga voilà ay dëkkandeur lañu Kandé ngeen nekk fii ñu dëkk Kandé xam nga donc bii mooy suñu rajo quoi donc voilà ñu koy bëggee sometime xam nga voilà bon wàccaa bi mu ngi jaar yoon xam nga dëgg la Daara Mbedde xam nga toogoon na fi quelques années voilà kenn dëggu ko woon quoi mais du woon dara ci liggéey rek lañ nekkoon quoi xam nga voilà daam jamono fu muy toll xam nga il faut nga dellu gannaaw nga mën a liggéey nu mu waree quoi xam nga voilà mais du woon leneen donc incha allah le 23 bi lañ leen fas yéene woon xam nga voilà liggéey bu ñu doon liggéey xam nga voilà 3 ans yi yëpp lu ñu noppi woon 23 décembre lañ leen fas yéene woon quoi pour juste xamal leen ni voilà Daara Mbedde donc ñëwuñu bokk 23 bi bokk pour juste lancement la quoi dañ yor fii xam nga benn feuille bu route boo xam ne dafa chargé Daara Mbedde incha allah à partir de 23 doo leen dëggaat Daara Mbedde mu voilà noppi loolu incha allah chaque 3 mois di ngeen dëgg Daara Mbedde ci beneen bagage xam nga fii léegi voilà parce que ci pré album lañ nekk voilà pré album lañ nekk donc di ngeen dëgg Daara Mbedde fii léegi album bi gën a ba post album am nañu ay bagages yoo xam ne xam nga voilà après album bi ñu ngi koy waaj donc instant nii Daara Mbedde amul toogaay ci liggéey rek la ñu nekk xam nga donc di naan gars yi xam nga le 23 décembre à partir de 21h ku yéex a ñëw rek doo am fu ngay toog macha allah ñun xam nañu ñun ñu yor ticket yi ñun xam nañu nu mu nekk di dawee quoi donc xam nga ku amagul ticket gars yi na waaxu xam nga voilà balaa le 22 à 0h mën na am ticket à partir de 22h à 0h à partir du 22 à 0h du mënati am ticket quoi franchement quoi xam nga day fekk xam nga prévente yi voilà ñu voilà frankulaay na quoi ku bëgg a ticket boobu porte ngay ñëw xam nga donc voilà day gën a duuf boog 3000 francs la mais ba tey duuful quoi xam nga donc voilà ñuy invité ñëpp xam nga voilà ñuy invité ñëpp anniversaire Daara Mbedde la ba juste damay dellu ci gannaaw tuuti rek xam nga
voilà 23 décembre bi du tànneef nii rek quoi xam nga Daara Mbedd ñu ngi koy créé le 23 décembre 2005 voilà ñu ngi koy créé le 23 décembre 2005 donc bii datu anniversaire la donc gars yi naan ay Daara Mbedd 23 décembre Daara Mbedd du tëggaat dañu xamul quoi voilà donc des fois nag anniversaire du chaque année nga koy féetee dina la fekk si yeneen yiite yoo xam ne voilà du wees quoi 23 décembre du ñu wees fii ba voilà adduna di tukki 23 décembre dañuy répété di ñëw rek voilà donc sometimes dañu jëloon tuuti recul pour liggéey bi mën a jaar yoon xam nga ñu bañ ko boole ak leneen quoi donc waaj leneen lu extraordinaire te incha allah dañ ñëw feetewaat suñu anniversaire 23 décembre ñu koy waaj xam nga instant pour xamal leen tamit Daara Mbedd doonatul juste benn groupe de rap quoi association la association bu taxaw lépp loo xalaat ci association pour mu légal ci adduna bi Daara Mbedd mu ngi ak moom macha allah donc ñun on est connu au niveau national même international quoi donc lépp loo ñu waay laaj comme kayit bu légal en tant que association DMSide dina la ko génneel mu présenté la ko quoi donc lu tax ma ñëw foofu noonu ci wàllum association boobu noonu donc Daara Mbedd incha allah doo leen ko dëgg ci wàllu musique kese dangeen ko ñëw dëgg ci yeneen bagage yu extraordinaire xam nga voilà loo xam ne ñii juste voilà ñoom la ñuy jiital rek pour tour bi gën a voilà tour bi gën a fës tour bi gën a yëg kaw xam nga mais Daara Mbedd ñi ngi ñëw ci yeneen bagage yu extraordinaire mais avant tout gars yi ñu waajal concert 23 bi incha allah ñu waajal. Station Daara Mbedd vous présente le Big Show Day of the Truth. Ok. Un méga concert de lancement de leur album DMSide Comeback Again. Après avoir enflammé toutes les grandes scènes du monde, Bonne Live Band, forcément on fait allusion à ma crew DMSide. Du pur live band, son et lumière à vous couper le souffle. Tu veux voir un show vivant, une date à retenir, le 23, def que ce profil masse couverture. Le 23 décembre 2019 à l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor à partir de 21h pile. Heure tubaab bul sax sonn gars yi dañoo mën seen. dugub bi daal di yomb lool di 3000 francs CFA prévente di 2000 francs CFA sama gars yi am na également ticket gold ticket de classe ku nekk ci ñun day tànn classe am yow man kale hip hop bi dañu koy révolutionner ba mu nice les marraines Missou from États-Unis Missou borom sañse yu nice yi Missou la dame de cœur et de classe Soukay Ndiaye madame Guèye Casamance voyage tourisme Awa Baro madame Diédhiou la diva madame Fall Sud FM le parrain monsieur El Hadji Ndiaye borom gàcc Fal boutique partenaire et sponsor restaurant Les Saveurs du Sud GMS Sud FM Zig FM Kasuma FM Génération FM hey le 23 macro DMSide dañu koy toj ci kaw alliance franco-sénégalaise gars yi ñëpp xam nu mu demee hey Big Show DMSide. Ok. musuma fi luy nelaw ci man la tey bés bi jot na yeewu na faw lu jóge ci man di jëm ci yow another phase in this life many surprise then how we gonna rise up bés bu ne man fajar laay jóg job bi nice na ku ne bëgg a doon sa fans bul teggi sa tànk bii bu baax bi la beat bu baax bi la from the top to the bottom ñoo ngi fexe bëgg ñëpp alhamdu every day we gonna rise up le 23 des ma jox la li des